Ahmad Bamba xamul loolu yaa wa aghnina yàlla nga ñu xiirtal bi hubbi kulli muslimin ñu bëgg jullit bu ne wa najina min sharri kulli muslimin te nga musal ñu ci musibay bépp kàccoor. Tu vois l'assainissement des cœurs mu ni waj'al jami' al muslimina le terme revient jullit yëpp tura mbooleem seen lena axilla yàlla nga leen def ñoom ñëpp ñuy sunu ay mbokk. Oh là là ana ñu koy woy guddeeg bëccëg dégguñu ci dara ah maam Cheikh Ahmad Bamba nii ah waj'al jami' al muslimina turra yow yàlla defal jullit yëpp axillaa lana ñuy suñuy mbokk. fa nuk fa durra ba benn problème du am ci suñu diggante ci wàllu loraange. waj'al jami' al mu'minina fil huda way yàlla way gëm yëpp tous les croyants yow yàlla jubal leen waay jubal leen mën nga ko ah wal mu'minaati ak jigéen yi ñoom ñëpp nañu jub bu kenn nekk ci ay yoonu dérapage boo xam ne bii day yàq société bi boo xam ne bii day yàq diine bi parce que lu yàq diine bi yàq société bi lu yàq société bi yàq diine bi mu ni waj'al jami' al muslimina dégg dellu siwaat na kaat bi waxul jami' al muridina de xamul loolu muslimina jullit yi la wax firtiqa ñoom ñëpp yow yàlla en élévation na nga leen yëkkati waaw wal muslimaati góor ñeeg jigéen ñi waaw bis di yadihim tuqaa ci lan ci nga yokk leen ak ragal yàlla mu ni waj'al jami' al ulama'i amilin déglu leen vous les intellectuels ana ngeen où sont les intellectuels mu ni waj'al jami' al ulama amilin yow yàlla defal intellectuel yëpp ñu am conscience ñuy liggéey ñu nekk ay liggéeykat. waj'al jami' al amilina mukhlisin bu ñu demee bay liggéey nañu am conscience professionnelle. waj'al jami' al mukhlisina zahidin bu ñu amee conscience professionnelle. maa donné le terme transparence ah dégg ay waay déglu leen maam ci am na Bamba ah xoolal lii mu ñu indil ab sëriñ la de jàngul tubaab de waaye xoolal ni mu tëralee la transparence en matière de gestion économique. buñ koy liggéey ba na sell nañ ko dëddu na am transparence waj'al na waaw mu ni ñooy ñëw inspecteur di leen xool di leen vérifier waaye nag bu ñu ñëw ak méchanceté nañu nekk ay conseillers dégg nga waxrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan waaw kay nag yow yàlla na nga ñu noot fu ñu toll di liggéeyal jullit yi waaw lii foog ngeen ni buñ ko xooloon bañ koo féetale benn tarixa bañ cee indi benn sectarisme ñu def ko benn mbir boo xam ne dañ ci war a jàngat ndax li topp sëñ Tuubaa ci murid yëpp bari na waaye billaahi du ñëppay jëfe lii billaahi ña ca nekkul sax daw raw kon nag pour lutter contre la précarité l'islam ordonne le travail mais le travail consciencieux mais le travail avec désintéressement boo xam ne bii na nga koy def uniquement ngir sa réew te yàlla tax nga jub ci conscience professionnelle nga lal ko toog ci di ko xëyee di ko gonte su ko defee nee na bu ñëpp nangoo liggéey kenn bañ a seexlu benn liggéey ni man am na une maîtrise en sciences éco awma place du ma dem ca marché ba lal sama taabal jaay ah
ki raw ci àddina Seydina Mohamed danaan jaay ki gën ci àddina Seydina Mohamed danaan jaay bi mu demee xalifaam yëpp dañuy liggéey kenn du lekk ci trésor Médine kenn du ca lekk kenn Ousmane ibn Affan ndeysaan bu masaan bi mu li mu toog xalifa yëpp bu masaan ñëw ba régler les problèmes administratifs de Médine bu ko régler ba pare day dem da daan jaay fëgg jaay day dem marché ba la daan di laal fëgg jaay la muy jaay ca lay dunde kon ñoo Maodo wax dëgg yàlla jàmbaar nga téel bul découragé yàlla ngay liggéeyal lii yàlla ngay liggéeyal bul ci xaar kenn ñi na nga ànd ak yow woo leen ci nee naa la Kaolack laa jóge léegi Kaolack laay dellu léegi foofu laa bàyyi xalif général bi waaye ba nga ko sampee depuis 3 ans man nga tànn pour ma la koy defal wallahi bi ma ñëwee ci 7 places laa ñëwee te ci 7 places laa dellu ndax awma oto waaye lii def ma ko jaral nee naa la sànq wute naa conférence yi nga xam ne bu ma daan pare fii 200 000 nekk fi wute naa ak moom waaye bii moo ma ëppal valeur ndax heure yi ma fi toog di wax yëpp yàllaa ngi ma koy bindal tuyaaba maa ngi joxe sama conscience gratuite sama connaissance gratuitement ci ñoo xam ne ñii daf leen di marqué ndax taallamu fi sixaari ka naqshi fi lxajari gis nga booy wax xale bi ci ndaw nii li nga ko wax yëpp di koy enregistré du deñ day mel ni nga ñaas xeer sculpture ci xeer yawmal qiyaamati du tax mu fat kontaan naa newoon naa leen du ma guddal ndax xam ngeen fi ma nekk bon je suis le secrétaire du khalife général des Khadres mënul toog ab fi mu ne wóor na ma ni lim ma bàyyi nii sax fu ma dem lu ba courrier bu baree nga may xaar foog bu ma demee ci laay fanaan aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin ñoo ngi ñaan yàlla ay ati at lu fekke ko te ba lay déwoon orphelinat bi nga wax Maodo ni moom nga bëgg a tabax yàlla na la yàlla may ñu la ci jàpp sa frère yaa ngi ñoom Ablaye Dieye baax lool dama ni lool de Ablaye Dieye gis naa sa ndimbal yaak sama doom ji cata bi chef bi chérif bi mu may seet si bu yàggul rek ci waawoon seeni lettre bi yëpp jot naa ko tabarakallah macha allah lettre yi am solo yal na leen yàlla fay yiw man nag awma salaire awma xaalis fi ma toll mais am naa yàlla am naa yonent bi te sama sacerdoce sama ligne de conduite mooy tawakkaltu alallah man li may dund doonu lu dul wa sirtu bi rabil arsh man wa sirtu bi rabil arsh laay doolu bu dee jirim maa leen gën a doon j'ai perdu mon père ma mère des frères sœurs mais lii dama ko def sacerdoce moo ma gën a lu ne fa ama yatiman fala tanha waaw non je l'ai dit tout à l'heure amul ku dul dool jirim mais Baye Cheikh mi nga xam dama ko jaral mu ñëw parce que bu dul dara c'est un produit de Bayal Bayal c'est mon berceau mon royaume d'enfance moom mu yar ñu ma koy tiitaroo damay koy woo sa ñaan ma mais wool diw pourtant diw boo ko wonee day ñëw indaale mbooloo moom conférence boo ko woo sax da ciy jàpp ma leen c'est l'aspect pécuniaire matériel dafay jeex te nit moo koy liggéey man loolu du ma yëngal du ma ko yëngal dafa am benn kër bu ma taxaw gis maire bi di ma jaay daraja di ma jaay taar ma ne ko ndax xam nga soxna Xotti Dieng mun ma xam naa ko mu sëriñ Cheikh man ko këram laa newoon ba mu amee 8 ans lañ ko doon photo di ko jaay ndax taar kër kooku laa newoon mun yow day kon waaw ma léegi ci biir loolu nag moom mu jógee Kaolack ñëw ngir lii man lii rek laa am nee naa leen su ma gisoon su ma amoon 10 orphelins jox leen benn tàndarma ñu yëy ñu kontaan giñ naa ko ci Seydina Mohamed am naa atteindre naa sama objectif parce que dama naan ñi seen papa ci biir bàmmeel wala seen yaay ci biir bàmmeel mi ngi naan Maodo Malick ndeke bu yoree ñaar fukk sax da koy bokk ak sama doom bi ma bàyyi ginnaaw loolu rek laa ci soxla te loolu mooy firdawsi loolu mooy firdawsi je l'ai dit tout à l'heure tey su doon ndaw rabbin tànn beer sabar lamb mais autorité yi ma woo yëpp dañ fi fees dell parce que dañuy ñëw pour nga
yëkkati seen éloge nangam na or que c'est ça looloo tax mais ñi fi ñëw mooy ñi suñu boroom ñi ñoom faw ñu dem firdawsi ñoo ciy dugal seen ñax ñoo ciy dugal seen jom ñoo fiy teew non y a pas de problème hein? Nous avons l'ambition de construire un orphelinat centre de loisirs jël ces braves dames ñu ciy liggéey di sang xale yi am restaurant am seen infirmerie ñu di ci dem loolu lañ soxla te loolu la ñu taxaw pour ñu jàppale ñu on t'appelle man du ma wax ci ay mouvement du ma taxaw yow di la jàppe comme un Ablaye Dieye responsable Ablaye Dieye produit de Bayal comme Cheikh Yérim Seck un enfant de Bayal mi ngi toog yor sa noble mission engagé wu ci def ci sa ñax def ci sa alal daara jooju doomu Serigne Diop léegi la taxaw ni bu déwénee buñ fi ñëwee suñu yëkkandiwul fondation kër ga dina taxaw donc ñu mel loolu la woon foofu lañ lay invité et vraiment muy lu ñu def comme sasaro Cheikh Baye Cheikh Seck nag nit ñi leen saa yi dañuy jël addiyee chérif non non du ko laajaloon dama bëgg ñu fi ne man Maodo wax naa leen sax maa ngi vivre ma retraite paisiblement avec mes orphelins mais ñi yore seen poste moo diis nan ko teg sama loxo ma teg ko ci loxo Birame Dieng colonel Birame Dieng enveloppe bi ma jox di naa ci Mohamed yow maa ubbi sax xaw ma ñaata la ma jox ma teg ko ci loxo parce que kaw la ma jëkk itam maa ko jaxal non loolu xaw ma ñaataa ci neex te akamata soxla mais nag dama ni naa ko jox parce que sama doomu nijaay nga te lii may sagal loolu laa doon waxal mais su ma leen di invité mooy moo orphelinat kenn ku ci am xam-xam ku ci am xamee ku ci am ku ma def leen ci parce que amul ku ma doon liggéey amul man c'est l'appel que je lance te loolu dama ko wax fii nee naa leen à 13 ans laa bind un poème intitulé l'orphelin impuissant qui pleure la tante paternelle ñu koy lire dans les classes ak kii élèves yu bind kii day am en 36e donc loolu laa bëgg ñu jàpp ci am ngeen jàppale ma ci loolu loolu rek laa bàyyi sax day dellu kaw subulu salaam subulu salaam subulu salaam waaw donc ñu gis ni comme mouvement ak leader Ablaye Dieye rek leen fi gis mu président Ablaye Dieye nag bu ñëwul président ñu laaj ko kan moo organisé lii un Mame Maodo fu mu dëkk Bayal ko jëbëjal fu mu juboo Bayal ko jëbëjal jour bi ma ne sama wéjur que Malick Mbour sa sëriñ mooy sama yaay dama fa ñu ko Malick Mbour sa sëriñ dafa génn àdduna booba mu def accident wala ñëw seet si sama yaay mu tiit sànni ma bàjjeno Mariam Diop moo ma toog ma nga leen toog moo ma téye waxuma politique man je parle de parenté je parle de la fraternité musulmane foofu laa ma nga ne bàjjeno moo ma pot parce que danaa dafa faal sànni na doomam lu gën a tumuraanke loolu moo tax nii li ma métti rek mooy li ma am Aminata Angélique Manga dafa doon ñëw fii tey parce que dama bëggoon mu financer yaayu xale yi ñu yëngu comme ni nit ñi déngoo ñoom ñëpp joxat sànq la ma woo ma xam ni rek empêchement parce que dama ni maa ngi nii di dem Casamance di yóbbu 10 millions man ko indil waa Thiès waa joxoon na sama yaay 10 millions la ñu am ci lépp maa ngi ko doon doole mais gën nga maa may courage dinañ rek loolu incha allah jërëjëf. nuyu bu baax itam alxaaji Malick Mbuub mi nga xam ne tey moom la yàlla dogal ci xelam ak xalaatam lii mu taxawal waaye nuyu bu baax itam Serigne Modou Diop Ndiaye mii toog di communicateur boo xam ne yàqul dara waaye lépp mi ngi koy defal waaye nuyu bu baax itam kenn koo xam ne ndaw la lu dëkk fii Thiès muy Abdoulaye Dieye ñuy wax ne doomu aadama moom julli la rek buñ ko biralu di yàllu ko waaye Dieye fi nga teg sa tànk ba mel nii soo ko teggiwut looy yóotu di nga ci jot incha allah ndax kat Thiès ñépp a ngi wax ci yow waaye li ñuy wax ci yow lu baax la nuyu bu baax itam Pam Modou Ñing waaye Moustapha teewal ko fi ak délégation bi mu àndal yépp muy sunu wëllëre waaye ñu xam ko itam ci taxawaayam ci Thiès damay wax ne Ablaye Dieye mii ak Pam Modou Ñing day sunu àndee fii Thiès bari na luñ fi mën a tabax Thiès nag wax naa ba tey ne Jim Yacine la boo ko boolee mu jox la jëy sun 313 la bëggul jàmbar waaye ku fi imposé sa bopp di nga dem wax naa ba tey it ne la ñuy xëcc ci ndakaaru fii lay jóge ci Thiès waaye ñay doxal ndakaaru fii leen jóge Thiès lan moo tax fonkuñu seen dëkk bii toog fi defar ko
lan moo taxit li nu yóbbu ak li nu xam ñu jël ko yóbbu ko ndakaaru pour lan looy dégg ndakaaru rek muy doxal ndakaaru Thiès la jóge looy dégg ndakaaru rek waa ndakaaru di ko tiitaroo Thiès la jóge waaye pourquoi pas Thiès ak lan moo tax Thiès ñi fi dëkk mënuñu fee toog waaye Ablaye Dieye ñi ngi lay nuyu bu baax fii ku yàlla narta defal ndam doo fi ñëw fii ku yàlla narta sagal doo fi ñëw waaye fii ku yàlla narta suturaal doo fi ñëw ndax ñii toog defuñu lu tax yàlla jële fi seeni baay waaye defuñu it lu tax yàlla jële fi seeni yaay waaye ci coobare yi sunu borom ci la yàlla jël seeni baay waaye ci coobare yi sunu borom ci la yàlla jël seeni yaay waaye ci coobare yi sunu borom ci la fi yàlla bàyyi sunu yaay kon kuy jaamu yàlla ñëwal ci ñii ku bëgg yàlla gërëm la ñëwal ci ñii tey fii boo fi woote woon lu jëmul ci yàlla nga woote fi loo xam ne ak ndaw rabbil la fii dana fees dell ak ñoo xam ne dañuy woote jëm ci réew mi waaye Ablaye Dieye Pam Modou Ñing yàlla ñor na leen waaye billaahi wallahi wa tallaahi yàlla dina leen fay gis nga man kaana lillaahi kaana laahu lahu ku nekkal yàlla yàlla nekkal la bi ko yàllay wax lu mel nii moo tax ñii yàlla moo jël seeni baay ñii yàlla moo jël seeni yaay bàyyi leen fi ñoom ñuy dund ak ñun lan moo tax ñoom ñu bedd leen ci société bi te mbokk jullit yi yaay mënta bàyyi doom baay bu ko neexee dem bàyyi doom waaye yaay mënta dem bàyyi doom ndax fi yaay jaar ak doom ak fi doom jaar ak yaay foofu dafa xaw a sori xanaa yëguloo ne doom bu juddoo nekk ndaw ñu leewu ko jox yaayam bët bi mu koy xool moo tax suñ taxalee xale bi weenam mu nàmp waaye keroog nag bu nit amul doom ak lu manti doon boo ko joxee weenu yaay dara du ci génn waaye bu xale juddoo léegi ñu raxas ko sang ko uufal ko yaayam mu leewu ko su ko joxee weenu yaayam boo waxee du dégg boo wooyee du gis loo ko wax du dégg waaye boo joxee weenu yaayam mu nàmp am na kuy liggéey ci suuf ku kenn gisul am na ku nekkaat ci suuf koo xam ne jar naa bàyyi xel kooku mooy kan muy yàlla sunu borom innama amruhu isa arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakunu mbokki jullit yi li ñuy woote te yàlla amu ci dara bëri na te li yàlla wax ne nañ ko def ñun defatuñ ko ba pare bëgg yàlla jox ñu lim dige est-ce que ku deful say droit mën nga laaj say droit est-ce que ku deful sa devoir mën ngaa laaj ay droit déedéet mbokki jullit yi ñii toog ku def ci ñoom yàlla ngay defal ki gën ñëpp man ñëpp mu yent yàlla Muhammad billaahi xamul baayam ñaari weer ci biiru yaayam ci la baayam faatu xanaa yëgoo ne rasulullahi bi baayam di faatu sunu yaay Aminatu bintu Wahb bi mu ëmbee ba am ñaari weer ci la baayam génn ngir wuti loo xam ne bu gënee àdduna ngir mu mën ko terale waaye dellu siwul waaye jot a ñëwaat waaye xam nga nag rasulullahi lu mu dajoon ci coona ak lu mu daj ci métit ñii daj nañ ko waaye ka ko taxaw woon muy sunu baay Aba Talib yar ko téye ko waa Màkka topp ko ne Muhammad mii dañ ko fii jëlee waa Màkka topp ko ne Muhammad mii jirim la waa Màkka topp ko ne Muhammad mënta dem waaye bi muy am juróom-ñetti at ci la ñàkkar yaaya rasulullahi ki gën ñëpp yàlla tànn ko ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina xamul baayam yàggul ak yaayam yàggul ak maamam mu attaqué nag waa Makkatal Mukarram yàlla ne ko génnal Makka yaa ngi nii taxaw waaye li ma yónne ci yow ak li ma woote ci yow Makka gii duñ ko nangu moo tax ñu xëy génne ko Alhaaji Ibrahima Sakho daan na wax ne bu rasulullahi nekkoon Makka Aba Talib gaawul a génn àdduna Sayyidatuna Khadija gaawul génn àdduna ab dëkk yi nay ñaaw rek waaye kon du génn Makkatal Mukarram ñu ne lan moo tax mu ne kii daa bëri ay taaw te dañoo ñeme moo juróon Jaafar moo juróon Seydina Aliin Khadija daa bëri woon alal te tabe ku mu xam ne jubluwoo yonent bi guddi lay ñëw ci yow yor malet ne la xanaa yëgoo ne kii yàllaa ko yónni teema laa jox lii te nga noppi teema laa jox lii te nga bëgg ko nga wàññeekuwaat bëgg yonent bi waaye bëggoo rasulullahi lañ la jox moo tax nga bëgg waaye bi Khadija génnee àdduna Aba Talib génn àdduna waa Màkka nag attaqué ko ne dañu koy rey woote nag seen ndaje moomu guddi ñu ne dañuy attaqué rasulullahi mu nekk ci biir néeg bi tëdd fa keroog ñett la fa nekkal moom moo leen ñetteel xam nga kan ak kan la Abu Bakrin Siddiq xam nga kan moo leen rax Seydina Ali bi nga xam ne Aba Talib ko jur Abdoulaye ko jur ñoom ñaar seen ñoo bokk ndey ak baay rasulullahi nag war a génn Makkatal Mukarram dëkk bi mu juddoo dëkk bi mu màgge dëkk bi ñu ko xame dëkk bi mu amee lépp yàlla ne ko di nga ko génn ndax sa mission du àgg fii mu tëdd guddi waa Makka ñëw escorté bunt bi bandi yooyu noonu ne dañuy rey yonent yàlla Muhammad
waaye booba li muy métti métti Mouhamadul Amin lañ koy wooye ki gën a wóor ci Màkka waaye ñoom moom lañ gën a bañ ki gën a wóor ci Màkka waaye ñun ñii bëgguñu ko xam nga lu tax ku bon mënta bëgg ku baax waaye ku baax it mënta bëgg ku bon. Abu Bakrin Sadiq tëdd mu ne li ma jaaxal mooy ndénkaane yi du ma ko yóbbaale man Dame Sakho mii day buñ ma dénkoon bëgg maa rey guddi laay génn te du ma jox kenn say ndénkaane waaye rasulullahi Muhammadul Amin mu ne du ma yóbbaale ndénkaane yi. Abu Bakrin Sadiq ne ko bàyyil ma tëdd fi téye ndénkaan yi ba bët set ma delloo leen ko mu ne ko déedéet damay bañ bu ëllëgee ñu ne daa yóbbaale mbokkam bàyyi ak jàmbur. Aline mi bàyyi ma sama bàyyi bokk ndey ak bàyyi bàyyi ko mu tëdd fii ngeganaayoo alal ji su xëyee jox leen ko ba pare daf si ma fi nga xam ne mooy Makkatal Mukarram mooy Madinatu Munawwara ñu jox Seydina Aline bagage mu tëdd geganoo ko Abu Bakrin Siddiq génn ak moom yàlla ne ko jàngal yaasin ba fa hum laa yubsiruun nga xëpp leen ko ñu nelaw mu jàng ko xëpp leen ko ñoom ñëpp mu nelaw mu jéggi gàddaay ba ci yoon wi coono dugg ko coono dugg ko Muhammad a ngi ñëw dugg ci menn xunti yàlla ne ko duggal ci xunti bi xam nga ku leen fa doon fekk Asma bintu Abu Bakrin doomu Abu Bakar mu ñëw ne daal ne ko Rasulullaay sonn nañ tëddal fii nga nelaw ndekete am na fa jaan yoo xam ne xaar na fa yonent bi ay ati at ngir xam ne yàgg-yàgg dina fa jaar bi taxu mareem nen fa lënd ñëw lënd ko yàlla man ku la wax ne la mën na laa téye wala mën na laa aar ku dul yàlla day fekk mu teg ko ci yàlla ku dul yàlla yàllaa fi nekk ëllëg ak tey yàlla rek lay doon. Rasulullah tëdd ci tànku ndeyjooru Abu Bakr Siddiq ndeysaan coono dugg na ko nelaw dugg na ko mu daal ne gam-gam daal di nelaw Abu Bakr Siddiq xool menn pax ndekete ca la jaan ja nekk mu jël loxo ba teg jaan ja puus mu bañ jaan ja puus mu bañ jaan ja puus mu bañ jaan ji ne kii daf maa bëgg a xañ ki gën ci mbindeef yi daal di koy matt dangar jay yéeg dangar jay yéeg Rasulullah sonn na ba tëdd dangar jay yéeg Rasulullah sonn na ba tëdd waaye nag bi mu demee ba dangar ji yéeg ci la ñàq wi rogalaat dal ci la Rasulullah ne ko Abu Bakr Siddiq man haza lu xew jaan ji ne toneeb ne ko man mii maa ko matt te ku ma mas a mat sa jabar tënj na ku ma mas a mat sa doom nekk na jirim Rasulullah ne ko déedéet wala sawfa yutika rabbuka fatarda man rek la ko yàlla wax yàlla nee na teral na ma ci àdduna te teral na ma àllaaxira bu ëllëgee yàlla képp a soxla woon ndimbal waaye Muhammad képp a soxla woon njéggal foofa nag waxtu woowa la bandi ak néeg ba Seydina Ali jóg taxaw daal ne leen mën a àlliin karamallahu wajhu bi yawmil Xaybar Muhammad départ na bii ci guddi seen dénkaane yee ma fi bàyyi su ma leen ko joxee ma pare dama koy dabi Alaaji Ibrahima Sakho nee na waxuma wax waaye kenn yëngul ndax xam nañ kan mooy Seydina Ali kon mbokk yi lu na am yàlla nañ am yàlla lu ñu nar a yàq yàlla bu ci yàlla bokk wax naa ne fii ci Thiès Abdoulaye Dieye bari na fooy def sa alal doo fa am yàlla te Thiès war nañoo am fulla Thiès gii war nañoo am fayda problème yi nu am yépp li nu ko teg mooy xamuñu li nu bëgg Thiès gii problème yi nu am yépp li nu ko teg xamuñu lu nu bëgg te gis nga ko kenn xamut li nga bëgg kenn mënu laa jox musabzabiina bayna zalik la ilaha ula wala ilaha ula baaxul sonn nañ ku fiy ñëw yàlla na yàlla fekk lu ñu la jox nga bokkook Thiès lu ñu la jox nga bokkook askan wi lu ñu la jox nga yéene ko Thiès waaye buñ la falee nga dem tëddi feneen bàyyi na ñun Thiès ñuy sonn ka métti lu dakk na politique nag lu dara Rasulullah njëkk a politique ndax état bi mu tegoon ca Madinatu Munawwara ngir ñu doon politique ngir l'islam am ndam kon bu sëriñ bi ne du ma politique man Dame Sakho de damay politique waaye nag ni ma gis nit ñi di ko politique ak ni ma bëgg ñu politique ko du benn politique du booy oote ut numéro boo pare changé ko politique buñ la falee loo yor da nga ko war a bokk ak nit ñi gis nga politicien amul ñaan la am ab sëriñ amul ñaan la am politique ak sëriñ waaye sëriñ ak politicien mënuñoo ñàkk am kon yéen ñi yàlla teg ci bopp bi ngeen yor ay mouvement wax naa ba tàyyi Macky Sall président de la République na leen dooleel ñun kat yéen lañ gis ñun kat yéen a ko fi nekkal ci ñun lii may wax nag yàllaa ma tiim qulil haqq walaw kaana murran walaw ala nafsika billahi mosuma laa nuyu barki yonent bi xaw ma sa kër mosoo maa jox carburant mosuma laa wax soxla waaye dégg naa li ngay jëf ci lu baax fii ci dëkk dégg naa nit ñi liñ lay wax fi nga teg sa tànk bañ koy wax continuer ko li nga jàpp ba mel nii bul ko bàyyi Moustapha Ñing Pape Modou Ñing la muy def ca Daaru Salaam di ko def ca Ersan di ko def ca Parcelles di ko def ci dëkk bi yëg nañ
boo demee ne ko na bàyyi xel ñii na gën a bàyyi xel ñii Abdoulahi feneen fu ngeen def seen alal fu dul fii ko gën kon yëkkati leen seen alal def ko fi te ñaan yàlla réew mii ñu nekk di Sénégal yal na fi yàlla dolli jàmm yal na fi yàlla dolli xéewal yal na yàlla def fi jàmm ndax jàmm rek a ñu jëkk lu nu am yàlla am yàlla lu nar a dox suñu digganteeg yàlla yàlla buñ ko gis ci barke yonent yàlla Muhammad suñu mujj kàddu yàlla nekk laa ilaha illallah Muhammad rasulullah. lan mooy devise Sénégal kuy wax que l'enfant est un adulte en miniature, comme disent les pédagogues. Quelle est la devise de comment t'appelles? Tu es dans quelle classe? Quelle école? Bien. Quelle est la devise du Sénégal? La devise du Sénégal est un peuple en vie une fois. Tâche-le. Un peuple. Madame Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar un but daa am fu nu jëm bu nu kenn dévier dañoo bëgg a développer dañoo am fu nu jëm xale yi dañoo bëgg a sonn nañu lool am na ay jirim nañu leen jàppale ba nu bég une fois nañ ko defee ak ngëm am na koo xamante ni mu nga ca kanam te mooy Maodo am na ngëm vous avez la parole. dama choisir ñëw toog ak xale yi waxtaan ak ñoom déglu leen ndax lii moo ma ëppal valeur te loolu à travers sunu frère sunu mag sunu xarit bokk si ñun bi nga xamante ni mooy initiateur événement bi di initiateur loo xamante ni dafa am valeur mooy sunu frère Mame Maodo nit koo xamante ni du ma wax ci moom ci dëggoom ak ci pas-pasam ak ci liggéey bi muy liggéey ci Jirib loolu du tey yàgg na koo def donc tey lii dafa firndeel rek pas-pas bi nga xamante ni am na ko à l'endroit des orphelins donc Mame Maodo ñu t'encourageons di la firndeel ñi ñun sunu pas-pas ak sunu accompagnement bi nga xamante ni am nañ ko ci yow ci mission bi nga xamante ni moom ngay doxal di mission bu noonu donc à travers tout le mouvement Siggi Jotna bi nga xamante ni tu es membre entier bokk ci di ci xalaat di ci jëf tout le mouvement Siggi Jotna ñu ngi lay sant di la gërëm di kontaan ci yow di gërëm sunu mag ci xam-xamam ci diineem ak ci dimension à travers tout le Sénégal ci wàllu diine ñu fekk ko fi mu def conférence bu am solo mu def thème boo xamante ni liñ ci jot a dégg bariwul wante jariñoo nañ ci lu baree bari di sunu frère di sunu sëriñ di Baye Cheikh Seck ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla yoon ba mu jëm dal na nekk yoon bu set di rafetlu aussi xam-xam bi nga xamante ni Serigne Sakho wax na ko fii xam-xam bi rafet na xam-xam bi leer na ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax ndaxte jënkaane yi nga ñu dégg nañ ko te dinañ ko doxalee ndax jëf dafa war a nekk jëf buy jariñ askan wi waaye aussi jëf bu lay jariñ ngir ëllëg ndax amaane nit a ngi jëf ngir gis leen ko nit a ngi jëf ngir nit ñi waxtu moom wante de ñun loolu daluñu ndax lépp lu ñuy jëf rek ngir askan wi la lépp lu ñuy jëf rek ngir am ci yàlla ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm sa xam-xam rafet na li nga ñu wax si yonent bi doy na suñu xol yàlla na la yàlla yokk seen xam-xam lu baree bare bi ñu ñëwee ñu ñëw suñu frère
sunu collègue sunu camarade ñëw fekk suñu di le frère Mamadou Ndigou yónni fi délégation bu am solo jiital si frère am ak ñi nga xamante ni ñoo fi ànd maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm te xam ni ko si nit ku am valeur la nit ku am lu mu gëm la nit ku yàlla nattoo social la nit ku yàlla nattoo taxawu askanu Thiès donc suñu frère la ñoo bokk lépp yàlla boole nañu te si fan yu néew di ngeen gis ni di ngeen gis beneen facette boo xamante ni ñun mouvement de soutien yi nekk fii ci Thiès war nañ ko taxawee ndaxte askan wi rek moo ñu ñor jàppale président Macky Sall aussi moo ñu ñor te si loolu la ñuy dox ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñooy xàccandoo di dóorandoo donc tey jii je pense que li ñuy wax rek mooy Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar donc à travers cet événement là dañu war a magnifier les valeurs cardinaux yi nga xamante ni suñu Sénégal bi moom lay am te loolu ce sont les valeurs yi nga xamante ni moom lañuy wax la cohésion la solidarité et le partage sànq Baye Cheikh mu ngi si doon waxtaane c'est naka la ñuy def ba ñëpp mën a yem loolu président Macky Sall à travers son programme le PSE am na si wàllu bu am solo mooy réduire les inégalités sociales mooy jàpp fi nga xamante ni couche yi nga xamante ni ñoo gën a fragile te tey ñu fekk leen fi muy ay orphelins ñi ñàkk yaay ñi ñàkk baay ñi ñàkk ndey ak baay donc ñooñu je pense que solidarité bu ñu koy wax ci ñoom la war a jiitoo parce que ñun ñëpp am nañ ci part de responsabilité donc tey état ak autorité ñoom ñoo leen war a taxawu ñoom ñoo leen war a protéger donc tey bu ñuy wax bu ñuy gisee attaques yi nga xamante ni am na ci xale yi am na ñoo xamante am na ndey ak baay seen waajur yi ñu leen di protéger mais ñii ñun ñoo leen war a taxawu ñun ñoo leen war a protéger ba dara lu xamante ni lu ñagas la dina daal seen kaw donc xamal leen xale yi orphelins yi ñun am nañ part de responsabilité si yéen te dinañ ci taxaw dinañ ci jàpp bu baax a baax ndax Mame Maodo ambition yi mu am ñun dafa bokk ci suñu programme moom mu bokk si ñi nga xamante ni dañ may xelal dañ may conseiller donc projet boo taxawal xamal ni nañ ci dugal suñu loxo ba mu jeex tàkk tàkk ndax ndaw du jar a taxawul parce que ñi toog fii ñëpp kenn mënul see wax ni ëllëg lu muy doon te ëllëg kenn fii mën na fi génn nekk président wala mu nekk ministre wala mu nekk directeur général donc ndaw yi ñu jar a taxaw la ñu jar a dooleel la ñu jar a accompagner leen soutenir leen mettre leen dans de très bonnes conditions surtout des conditions de sécurité nañ leen sécuriser ba pare balaa ngaa jàppale ni dañ koy sécuriser créer ba benn cadre boo xamante ni cadre bi si lay mën a évoluer donc tey Mame Maodo projet bi mu am c'est créer un cadre pour sécuriser les orphelins fa xamante ni fa la ñuy dajaloo fa la ñuy lekkee fa la ñuy sangoo fa la ñuy naane pour que ñu mën leen a jàngal lan mooy àdduna donc Mame Maodo xamal ni ñun jël nañ engagement ne sa projet boobu nga yor du ma nii dinañ def lépp de waaye nag kenn duñ ci ëppale ndaxte ndaw yi ñoo ñu ñor askan bi moo ñu ñor Thiès moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor sama naataango yi nga xamante ni ñooñu laa bokkal li ñuy liggéey ñoom ñëpp aussi dinaa si waxtaan ak ñoom dinañ ci taxaw dinañ ci jàpp ñu ngi kontaan trop ci bés bi di dellu di gërëm yaay yi ñi nga xamante ni ñoo teew fii di jàppale Mame Maodo ci liggéey bi di leen ñaax rek ñu gën a jàpp xam ne lii ñuy def seen bopp lañ ko defal ndax kuy def si jirim sa bopp nga ko defal yàlla moo lay fay Mame Maodo sànq dañuy aw ma dara ma ni ko li nga am de bu ma ko amoon li nga am su ma ko amoon bon du ma toog fii
ndax li ñuy wax naan ku dimbali jirim am nga lépp donc Mame Maodo li ngay am ñëpp moom la ñuy wut ñëpp moom la ñuy wut donc am nga trésor sa trésor mooy xale yi mais aussi sa trésor mooy nit ñi mooy ñun ñi nga xamante ne am nañu parce que am nañ fu la teg te foofu ubbee suñuy bunt ñu wuyu la donc vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm di la encourager lancé bi nga nekk na nga ci continuer kontaan nañ bu baax si yoon bii nga nekk ñun nag wàllu li ñuy yëngatu mooy yëngatu ngir jàppale askan wi ngir taxawaleen ci suñu doole si lu ñu mën wante it di ñaax nit ñi ne leen kat Sénégal foog ñu jàpp si ku nekk la nga yor nga indi ko pour ñu mën a dooleel suñu réew mi du réew président Macky Sall kese du réew président mouvement Sidi Jotna Ablaye Dièye ñëpp ñoo ko bokk bu ko nekk fa nga nekk sa gox nga jàpp ngir jëf su boobaa Sénégal dina mën a jëm kanam donc maa ngi ñaan ñëpp bu ñu gisee lu mel nii je lance un appel à tout le monde autorité chef religieux président de mouvement président responsable de parti ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci orphelinat bi ba taxawal ko ndax lii loo xamante ni ëllëg day jariñ Sénégal te Sénégal dafa war a jëm ci kanam comme ni ko président Macky Sall bëggee mooy un Sénégal qui est bu nekk ci yoonu émergence te émergence boobu kat ndaw yi la jirim yi la jigéen ñi la donc jërëjëf ku ci nekk maa ngi lay bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ku nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di jiital nuyoo bi ci kilifa yu baax yi ñu fi fekkoon ñu jóge fi di lay nuyu fekk nañ fi sëñ Baye Cheikh ñi fi nekkoon ak ñi fi jóge ak kilifa yi ñu fi fekk sëñ Modou Mboup ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant Pape bi ñu yónni ñàkk jot moo tax ak ay obligation yu ko téye ba nga xam ne bi ñu ñëw dafa guddi moo tax bi ñuy agsi nii sax moom mi ngi ci yoon bi di ñëw moo tax mënuñu moo tax ñu yabal mais mi ngi wax ni su sañoon ci lu mel nii day ñëw teew ci mi ngi lay nuyu di la encourager ci lu baax li nga nekk di la ci pousser bu baax a baax nag di wax li nga nekk nii fi nga teg sa tànk noonu bala may xuus ci loolu ma sant déjà ñi ma fi fekk di leen nuyuwaat bu baax yéen ñëpp ku nekk seen tur ak seen sant bala may sori di leen wax ni kàddu yi sax mënoon na ñàkk li tax ma koy wax nag Ablaye moom xam na ko mënoon naa jël kàddu yi Mamadou jox ko Ablaye mu waxal ko mais ku ñu yónni dari soo ñëwee rek lu mu tuuti tuuti ma sànni ci ay kàddu te bañ a guddal du mën a gudd parce que sax ñi jël déjà orateur yi fi amu rek man li ñu fi wax mënuma wax lu weesu loolu Ablaye li mu wax kenn mënu ko weesu daam ñi ngi lay sant ci say kàddu ci li may fekk kii nee na Baye Cheikh wax na fi ay kàddu yu rafet yoo xam ne ku nekk mën na ci jël lu nekk ci xale yi ak li nga xam ne que sëñ Modou ñu ngi koy dox jëmale ko ci xale yi muy njëriñ loo xam ne lii su lawee ñëpp lay jëriñ parce que pour réew mi la pour askan wi la pour nation bi la sëñ Seck waroon naa teew ba ma wax ko mi ngi naan ñu prêter leen ñu attention parce que xale yi ñooy wax sa njëriñ la ñun loolu xam nañ ko bu baax a baax parce que Mamadou ci li muy yëngatu politique dañ ci mësula dugg ñun dañu mës a yëngatu ci social bi ñuy dugg ci politique matul 4 ans moi je n'ai jamais fait de la politique je n'ai jamais eu de carte pour un parti parce que ASP bi ñu bokk du mouvement ASP c'est l'association pour un Sénégal prospère c'est une association qui s'est levée après ñu nekk di yëngatu ci social ca koñ ba ñu dëkk parce que nit aussi foo dëkk
muy ñu mel nii muy jigéen ñi fa nekk ñi nga xam ne que ñoom ñoo leen jub ku leen dimbaliwul doo dimbale nation bi. Mamadou ci loolu la mës a yëngatu ci loolu la mës a dox ba jigéen ñi jàpp ji ne ko tey ji foo jaar nga politique parce que xam nañ ne ku politiqueul li nga yore sa poche mënul continuer li ngay def mu bañ ko lu yàgg ba ci yàgg mu ànd ceeg ñoom sa xam ngeen ne ku dugg ci politique dafa mel ne que amul la ci téye parce que lu noble la Ablaye mi xam na li ma koy wax. politique nit ñee koy ñaawal mais gisuma lu ko gën a noble soo ko defee ni nga ko war a def parce que mooy jóg ànd ak ñi nga dëkkal rek pour su ko bëggee réduire defar sa gox defar sa dëkk defar sa réew kon boog loolu ku koy def sa def ko ci ni mu gën a jube man gisuma lu ko gën a noonu ce que Serigne Modou Mboup fait c'est de la politique qui va envers les enfants avec un développement soutien ci orphelins yi sérieusement ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëmaat di ko encourager parce que turam bi ma tourné ba gis ko dama kontaan bi ma ñëwee je n'avais pas de renseignement amoon lu bari loo xam ne xam naa ko ci li muy def ak yu demee nii mais bi ma gisee tur bi muy kirlaayu jirim yi dama ne loolu rek doy na kon boog ñu ngi lay sant bu baax a baax sëñ Modou di la encourager di la wax ni que bés ni ki tey ak leneen lu ci am moi je m'engage à dire à Pamoud il n'est pas là mais il va s'engager à vraiment faire plus qu'il n'en fait déjà pour les enfants à travers ton association et vraiment je vais lui dire ça pour bañ a guddal mi ngi dañu yéex a ñëw fekk ñu ngi fi nekk xam naa ne vraiment gudd na sa kàddu ñëw feddali rek ak bokk ci li nga xam ni que di ko santaat ci li ñu ci boole parce que ku la boole ci luy jëm ci jirim yi vraiment bëggul na la tiyaaba kon boog ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyuwaat ñëpp di leen baalu àq ci kàddu yi ci lu ci dëng ñu ngi ciy jégalu ñëpp. voilà président Abdoulaye Dièye président mouvement Siggi Jotna tey def nga une tournée ci biir Thiès dem présenter ay condoléances yi ci ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci sa njaboot doomu aadama yi mais également ak ñoom maanaam bàyyi nga dellu ñëw ci li nga xam ne rek mooy ay jirim muy kaaraanga jirim nga xam ne Parasol di ak ONG bi nga xam ne Modou Mboup moo ko jiitee président lan mooy sa sentiment. avant tout Omar maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di nuyu sunu frère Sey Latir nga xamante ni yéen bokk liggéey bi di liggéey bu am solo fii si Thiès di nuyu aussi waa Thiès yëpp amaana gëj nañoo gisante gëj nañoo déggante ndax ay occupation professionnelle moo taxoon ba léegi génnuma def ay interview mais tey am naa vraiment mbégte trop taxaw ngir waxtaan ak askan wi. di nuyu ñi nga xamante ni ñooy sama staff ñi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi ci terrain bi di liggéey bu am solo ndax comme ni ñu ko waxee rek ñun suñu mouvement Siggi Jotna suñu engagement ba ñu amoon ba léegi moom la ñu continuer di ko am fii ci Thiès donc taxawuñu benn yoon fépp fu ñu war a taxaw rek ñu ngi fay taxaw donc keroog maa ngi profité ci occasion bi di honorer la femme parce que keroog journée 8 mars les femmes du mouvement Siggi Jotna à mon nom vraiment taxaw nañ taxaw bu am solo ndax tey 8 mars di journée jigéen ñi ñoom ñu ne seen lépp lu ñu doon def folklore tëgg sabar dañ koy dindi ngir dem féete ko ak di nga xamante ni ñoom la caabi féete loxo muy jigéen ñu prison bi nekk mag de Thiès donc loolu dama leen ci féliciter di leen encourager te xam ni kat ñu ngi liggéey bu am solo ci mouvement bi donc maa ngi leen di sargal bu baax sargal jigéen ñu Thiès sargal jigéen ñu Sénégal ndax vraiment ci jigéen mooy sunu doole donc mënuma woon bañ a leen sargal di leen ñaanal ndax jëf ci rafet ji ñu jëf ci prison bu Thiès ndaxte sargal nañ ay jigéen yoo xamante ni vraiment caabi
féete na leen loxo jàppale nañ leen donc ci sama tur jox leen ay jumtukaay yoo xamante ni dinañ si mën a liggéey ndax bu ñu génnee ñu mën a am insertion si biir société bi. tey nag sunu tournée dañ ko jëmali woon sunu ay wëllëre sunu ay collaborateur ñi nga xamante ni ñoo doon ànd si liggéey bi. Premièrement sunu frère di Abalo bi nga xamante ni kat sunu mag la mu jóge fii génn àdduna ñu koy ñaanal yàlla na suuf sedd ci kawam mu doon yëngatu bu am solo ci mouvement bi di woon mag mais di ci topp di ci wax di ci jëf donc daal vraiment tey jii jóge na fi wante dañ koy ñaanal yàlla fu mu jëm yàlla na gën fuuf fi mu jógee sunu frère aussi sunu camarade Mara Mbaye donc tey ku xam Mara Mbaye xam ko engagement bi mu am ci président Ablaye Dièye xam ni dafa am fu mu newoon ñëpp xamee ko woon ci opposition bi ma génnee taxawal sa mouvement dafa bàyyi lépp bàyyi démbam ñëw ànd ak man nag ak conviction donc nag moo tax tey jii bu demee ba am lu tiis lu dal ci kawam dañuy bàyyi suñu lépp ànd ak toute la délégation du mouvement Siggi jot na ñu dem présenter ko suñuy condoléances donc di ko wax ni ñu ngay àndandoo ak moom di méthode li nga xamante ni moom moo ko dal di ñaanal lu daway juróom bi fi jógee yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na saraxam yàgg ci ay loxoom donc bi ñu paree nag tey comme ni ma ko waxee sànq ci sama discours donc tey fi ma waroon dem yëpp bari na événement yi ma convié woon bari na wante tey bii ma ñëw fii moo ma ci dàqal moo ma ci gënal ndax tey dañoo ñëw fekk ci ay orphelins ñi nga xamante ne tey suñu frère di Mame Maodo bokk ci ñun bokk ci conseil en communication Siggi jot na yor benn association bu ñuy wax Parasol Aar Jirim donc tey mu convié ma seen événement bi dañ see am contentement te nag lii tey mooy wane rek sunu dëkk dafa am ay valeurs des valeurs traditionnelles yoo xamante ni moom la ñu war a consolider ndax loolu mooy tax askan bi mën see gis seen bopp mooy les valeurs de cohésion les valeurs de solidarité les valeurs de partage parce que loolu mooy tax ñu mën a réduire les inégalités sociales parce que bu ñuy wax inégalité sociale kat ci rim yi si lañ bokk parce que amuñu papa amuñu yaay donc ñooñu tey suñu responsabilité seen responsabilité état bee ko war a yor seen responsabilité autorités yi ñoo ko war a yor seen responsabilité Sénégal njaay jëpp ñoo ko war a yor donc ñu ngi ñaax nit ñi ñu taxawu les orphelins di taxawu association yi nga xamante ni amuñu doole wante kat ñu ngi jàppale orphelins yi nga xamante ni amuñu kenn ku leen taxawu donc ñun à travers suñu mouvement jël na engagement ni kat dinañ leen taxawu seen projet bi ñu am pour construire un orphelinat parce que kat sunu vision sunu objectif mooy jàpp ci Thiès mooy dimbali askanu Thiès mooy aussi jàppale le président Macky Sall par rapport à son projet du PSE bi nga xamante ni dafa teg priorité la réduction des inégalités sociales te loolu kat dañ ko ñun dañ ci war a ñëw taxaw jàpp ci donc bu ñu gisee lu mel ni projet bi nga xamante ni suñu frère Mamadou Mboub am na ko pour créer benn orphelinat dajale xale yi loolu ñun dañ ci sawar pour jàppale ko pour accompagner ko di ko nag ñaax di ko encourager ne ko kat lii mu nekk yoon bu baax la parce que ay acte social moom lay def te ñun suñu mouvement loolu la ñu xamee ci loolu la ñuy liggéey donc daal ñu ngi lancer un appel à toutes les autorités yëpp chefs religieux yi les personnes de bonne volonté ñu delluwaat taxawu orphelins yi ndax taxawu leen jàppale leen parce que kat ñoom ëllëg ñooy yor suñu réew
donc daal tey loolu moo doon sunu programme donc kontaan nañ ci trop di rek ñaax ni ñun sunu engagement ci Thiès du bës a deñ sunu engagement ci jàppale le président Macky Sall du mës a deñ donc daal ñu ngi ñaan Thiès nañu booloo nekk benn créer un cadre unitaire pour mobiliser nos forces pour que ñu mën a suñuy intérêt nekk intérêt général nekk intérêt Thiès mais aussi nekk intérêt boo xamante ni dinañ mën a joxaat le président Macky Sall deuxième mandat dès le premier tour ñu ngi siy liggéey xaar ñu si kenn suñu liggéey bépp mooy proximité suñu liggéey bépp mooy ay porte à porte suñu liggéey bi yëpp mooy def di social donc si loolu la ñuy nekk ñu ngi siy woo ñëpp ñu àndandoo pour ñu liggéey si loolu salaamaaleykum jërëjëf. Merci.